del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum chers internautes de Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak Feeling Dakar tey nag ñu ñëw fii ci Gueule Tapée fekk si fii Maman Ba mu nekk kenn koo xam ne tamit yàlla may na ko ci wàllu seet donc dañ koy bàyyi mu nuyoonteeg internet Feeling Dakar yi bu ko defee rek ñu daal di yaatal ci li nga xam ne moom mooy ay activité maman ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax di wax bisimilahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi musulman yi chrétiens yi ñu nekk ci àddina bi yëpp partie du monde waa Europe waa Sénégal waa Gambie ñëpp maa ngi leen di nuyu waa Mauritanie partie du monde daal fu waay mën a nekk rek maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax bisimilahi rahmaani rahim. Aïcha moo ngi noonu ki nga xam ne moom mooy maman waaye maman balaa ñuy dugg ci sa liggéey ak say activité dama bëgg ñu waxtaanee xew-xewu jamono ji lu ci mel ni ki nga xam ne moom mooy le président Sonko ak Adji Sarr coow loolu nan nga ko gisee. waaw coow lu moom ni ma ko gisee mooy apaiser rek ñu jéem a xool luy seddal dëkk bi lu ci waay mën a def ci lu ci waay mën a dugal sa loxo tamit nga dugal ko ci lu dëkk bi mën a sedd te ñun moom nekk nañ nit koo xam ne luy avancement dëkk bi rek lañ bëgg ndax li ma xalaat ku nekk boo xëyee war ngaa xool liy jàppale nit ñi wala liy avancé loo dëkk bi wala liy may nit ñi mën a dund gu baax nga def ko waaye daal li ma ci gis mooy nañ apaiser jéem a wàcce xol yi tempérament yi liñ naan Sénégal ñoo ko bokk kenn mënu ko xar ñaar tey lu fi dal kenn ki keneen ka day jóg lu fi dal keneen ki tamit keneen ka day jóg kon nañ ñaan yàlla seet nuñ ko saafaraa rek ñu jéem cee dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin bisimilah. alors ñu ñëw fekk la nga teg sa layu teg say pétaaw mu mel ni que ni seet ngay def. waaye nag bala ñuy wax ndax seet ngay def wala defoo seet dañ lay laaj naka la mbir mi dikkee. waa mbir mi ni ma dikkee daanaka liggéey seet bi moo yàq sama jàng. ndax dama bokk di famille intellectuelle famille boo xam ne ay jàngkat ñoo fa nekk ndax man sama papa directeur d'école la woon jàngalekat la moo ma yoroon daanaka te sa kilifa bu la yoree war ngaa mën a jàng ci kaw loolu moo yàq sama jàng ma ko koy wax ni ko papa am na yu may feeñ am na yu may gis am na yoo xam ne su continuer gëm naa ne sama jàng dina yàqu du lu ma gëm sax waaye liñ naan lu la mën rek maanaam mbir mi daf ma mënoon daal di ma def ay action ci kër gi su ma toogee mën naa mere sama waa kër du ma ko tey xam nga di ma def loo ay action yoo xam ne du lu may bëgg mais lii bu lay dugg du la dugg ak neen ma koy gis ci kër gi su ma toogee di gis pettaaw yi di dajale di dekk su ma duggee sama néeg di seet sama papa fekk ma fa ne ma mami bàyyi seet bi jàngalaa la sant wala sa rakk yi sa sœur yi ñëpp ñu ngi réussir ku ci nekk yaa ngi sa kii bu baax sa liggéey bu baax yow dama bëgg nga jàng nekk dara ma ne ko papa daal quoi qu'on dise nëbb naa la ba sonn mais xam naa ne lii mënatuma la ko nëbb te xaw ma fu mu ma toppee mu ne ma même man bëgg naa la wax fu mu la toppee parce que muñ naa ko muñ xam naa ne lii dugg na la ndax maamam papaam borom xam-xam la woon waxoon na ko ne ko sa njaboot gi dina am ci jël seet te moom bëggul woon ñu ne seet mais yàlla dogal après bu mu demee ba gis ne man lii dugg na ma carrément mu nangu noonu la ma mbir mi atteindre. ci kaw loolu feeñu yi nga xamante ne ni mbir mi doon na la ko feeñu yan façon feeñu la doon feeñu. waaw feeñ yi ma doon feeñu dama doon jéntal nit bu ma gisee nit kuy faatu nii allah kulli aali day am su ma gisee nit ku tëdd feebar allah kulli aali loolu dama ci teg sama wër su ma gisee nit koo xam ne dañ ko liggéey tamit ba mu sonn su ma ne la diw jógal ci nangam wala defal nangam allah kulli aali da koy gis. mbir mi noonu la ma dikkee woon ma koy wax di ko wax nag ba wax ko ba firnde bi ma xamal ko sama waa kër ci ñoom laa ko liñ naan bay sa wewi tànk ci ñoom laa ko jëkkee bu may ñëwee di leen ko wax après ñoom ñu gis macha allah nanguwuñ ko woon ndaay dañoo xam ne lii la yàlla dogal après dañ ma ko nangul nag di ma ci encouragé sant ma ci lool nag gërëm ma ci ndax xam nañ ne lii may def nii tey su fekkoon ne tey mënuma ko ñoom duñ ma ci encouragé ndax xam naa sama famille. alors ci kaw sonal boobu mbir mi doon la sonal pour nga commencer def li nga xam ne moom mooy seet
ba nga commencé seet la libéré bàyyi la nga am may la sa jàmm. waaw bi ma commencé seet nag. yan bi oyof na parce que booba dugg na ma may toog di wax suñu waa kër yow lii bu gan wàccee sax bu naree am ay tolof dama lay xool ne la diw demal nga génn say sarax defee nii toogeel nii xooleen nii wala dara bu nit ñëwee ma xam ne sax dafa bëgg a def naka sudul noonu suñu biir kër damay moytuloo sama waa kër diw de moytu leen ko kii li mun naa doxut am na lu ñu ma wan ci moom nangam ak nangam te loolu noonu ñoom bala maa traversé wala ma toog ñetti fan dañ ciy teg seen bët ci noonu la ma yan bi duggee. ci kaw loolu ñu lay laaj puisque yaa ngi Sénégal te actuellement aussi li nga xam ne moom mooy showbiz dafa bokk ci mbir mi képp ku wax showbiz xam ne ñi nga xam ñoo nekk ci milieu showbiz aussi ñime nañ sëriñ yi ñime nañ seetlu di defar li nga xam mooy seen yaram donc yan relation nga am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci showbiz genre artistes yeeg waykat yi ñu demee noonu. artistes yi bari naa ci ñu ma xam artistes yi bari naa ñu ma xam mais tey jii mooy li ma la wax rek man lu may def dama koy def en privé parce que tey am na ñenn ñoo xam ne tey boo leen doon liggéeyal wala tey nga leen doon defal nga taxaw nga ne diw defal naa ko waxal naa ko loolu mën na yàq sa ni ñu koy waxee sa métier parce que kilifa yi tamit quoi qu'on dise dañuy bëgg nga liggéey ak ñoom ci sutura dëgg la te man lépp lu sutura bokk rek bëgguma tey jii tey soo gisee may yaatal sama liggéey dama bëgg nit ñi xam ma moo tax may woote pour nit ñi ñëw wane ma nit ñi xam ma parce que boo toogee sëru ko di def ay nit di ñëw di faj seen soxla te yaataloo ko loolu amul solo amul sens liggéey boo ci nekkee man ko xam li ngay def mën ko te koo ci wax mu teg ci bëtam dem ñëw lépp looy def danga ko war a yaatal pour nit ñi xam la nga nekk xam nañ ma sax waaye liñ ñaan benn xamel sa yokkute la tey jii bu ma ñeneen xamee tey yokkute la waaye li may jàppalee doomu aadama yi di leen ko dimbalee muy ci zaahir ak ci baatin bëgg naa ñeneen xam ma ci tamit parce que liñ ñaan xamel bu ne rek yokkute la waaw loolu la dëgg naka nga gisee li nga xam ne moom mooy levée d'état d'urgence bi arrêté bi ñu arrêté couvre-feu bi rek yu demee noonu naka nga waaw mooy jàmm ji parce que dëkk bi tamit quoi qu'on dise tamit dafa am borom tey jii man fa ma nekk samay ñaari waajur fa ñu jóge foofu ay mbir nga fa waaye ci kaw mbir yooyu noonu ñoom dañ may fekk si di ma xamal dëkk bi nii te dëkk bi ci kaw couvre-feu bi ak yooyu yëpp nañ raxas dëkk bi moo am solo raxas xol yi jéem a mànkoo di xàccandoo di dóorandoo parce que loolu moo manqué fii ñun dañ koy seet di ko gis mu di ñu metti nañ jéem a ànd di xàccandoo di dóorandoo ku ne yéene sa morom jàmm parce que dëkk bi jàmm mu ngi fi de mais nit ñi ñoo wutul jàmm mais nag jàmm jooju doomu aadama moo koy sàkku am ko il faut ñu jéem a rafetal xol yi te bàyyi xiiroo bi ak ŋaayoo bi xaju fi te rawaana dëkk bi bëggul loolu dafa bëgg ñuy génne sarax di jàppale waate ndax affaire bi bu mu amee man am na ñu ma woo ñoo xam ne man dugal naa ci sama loxo sàkkloo naa leen ay sarax yoo xam ne dama dem ba looloo ma jam sax ne ma il faut nga woote pour nga wax parce que booy def yenn yii nii am na ñu bëgg nga dem am na ñu bëggul nga dem di nga jàppale ni sax moom mu lay conserver pour boppam di nga jàppale ni sax du bëgg nga dem waaye nag métier bii dafa nekk lu loo xam ne bés boo toogee war a dem kenn du la mën a teye dem yàlla mooy def nga fënd nit ñi wane la télé bi dégg la ñi la war a xam-xam la ñi la war a xam-xam la loolu la dëgg la ci kaw loolu ñu dugg li nga xamante ne moom mooy liggéey bi naka ngay liggéeyee à distance wala ku la soxla day ñëw fii waaw ku ma soxla dama daan recevoir fii bari nit affaire bi dem ba dépassé dem beeg dikk beeg kiiloo beeg ngaayoo bi ma ne naa bàyyi parce que bu fekkee yow yaa ngi liggéey soo nee da ngay recevoir da nga war a def sa logo boo xam ne appartement lay doon ou bien foo xam ne fu confortable la nga xam ne kenn du xam kenn te booy ñëw tamit da ngay dagg ticket mu nekk par rendez-vous parce que liggéey bii nii dafa laaj sutura xam nga li ma la wax léegi ci kaw rendez-vous bi yow comme ñëw bi nii ak li fi nit ñi doon tasee ça me dérange ma ne nag naa def par distance ak téléphone ak kilifa yi nga xam ne bëgg nañ ci sutura ku leen fekk di seen kër seetal leen boo paree nga loolu ko war sa saak dem ci loolu laay dox jamono jii nii ndax am nga relation ak ñi nga xam ñoo nekk bitim réew waaw bari na macha allah sama client bitim réew yi xam naa sax maa leen di nuyu
di leen wax tamit yal na leen yàlla jàppale ci tawat bi feebar bi di leen jox seen wàccuwaay bu baax waaw am naa ay clients Europe partout du monde am naa client fépp nit ñi dañ may woo di ma solliciter di ma jàppale man mii ngay wax ak yow man faj naa sax sama métier bi ay nit yu wéru ñoo xam ne demoon nañ ba am dépression sama liggéey bi defar naa ci sax ay sëy yu war a tas yoo xam ne tey jii yee nañ ma ay xaaji guddi ma seet xëy génn ay sarax ñooñu woo ma ne ma alhamdulilahi rabbil alamin jàppale naa ci ay nit yoo xam ne demoon nañ ba am dépression ci ay jigéen ak ay góor dem ba wéradi ma toog seetal leen jàppale leen ci zahir ak ci baatin ñu wér sant ba gërëm na tey lu ma am nag métier bee ma ko may lii dund naa ci lu ne lekk naa ci lu ne sama kër da doon fees dell fii ba léegi maa interdit sax ñëw bi mooy li ma la wax sànk rek mais tey jii su ma bàyyi woon fii nit ñi duñ fa xaj chaque jour dama daan toog du ma tal sama kër du ma tal sama intimité du ma tal dara ma xalaat ne loolu tamit day dem ba benn instant daf lay sonal liggéey noo ko mën a yaatalee mu gën a am organisé moo gën noo ko gën a yaatalee nit ñi di ñëw ngay sonn ñuy sonn bu ñu demee mere la moo tax nag nga wootanteeg nit téléphone nga wax ko lu muy dégg nga dem kër nit seetal ko en kii face à face nga wax ko li nga koy wax mu nekk secret sa digganteeg moom ak sa digganteeg moom nga ñëw toog wala mu woo la téléphone à l'étranger nga seetal ko mu nekk secret sa digganteeg moom moo gën tey ay nit di fi daje te dëkk bi dafa xat te ñëpp a xamante loolu la. dëgg la ci kaw loolu yan façon jàngoro bu fekkee am na yoo xamante ne nii mën nga ko saafara. waaw jàngoro bi mooy cat moo si gën a garaaw. dañ naan feebar cat sax day tëral cat bu la jàppee dëgg dalay sonal te cat ak liggéey ñoo ànd cat ak liggéey ñoo ànd cat bu la sonalee man soo gisee sax tey may gën di insister ci loolu parce que nit day ñëw mu ne man dama rab moo ma sonal te cat dafa am rab dafa am liggéey dafa am te liggéey bu la jàppee cat jàpp la da ngay sonn moo tax ñun dañuy bëgg di jàppale nit ñi ci làmmiñ ak def yu bon cat ak làmmiñ ak bët bu bon daal la ñuy gën di bëgg a taxawal nit ki mooy li ma la wax sànk rek man bala may jox nit ki dara sax ne la demal utiliser ko man ci samay sarax laay gën di insister parce que sarax amul lu munu saafara tey boo naroon génn fii léegi nii deegu ñaaw ndar la atteindre soo génnee sarax bu normal bu régulier soo génnee mën ngaa yàlla mën na la musal sarax déggoo day fànq sa deegu ñaaw moo tax ñu naan la booy génn del sàkk sarax waaye tamit na fekk nga xam li ngay def génn sarax yomb na waaye na fekk nga woo nit ki nga ne ko lu may def ndi nga dem ci dara sa gàcce nan la daal nga woo ki nga xam ne moom nga doyloo fonk ko ne ko seetal ma mu seetal la génn loolu ay sarax nga dem fa laaw kon yow daal sa lépp ci sarax la gën a ci sarax laay gën a concentré waaw ci sarax laay gën a concentré bu demee nag ba nit ki ne ma jàppale ma ci nangam mu jóg ci sa affaire yàlla may nañu yoon boobu noonu mooy li ma la wax sànq ñaari borom xam-xam ñoo ma tiim ci famille nday ak ci famille baay man sama maam gétt nag la yoroon kenn musu ko sàcc nag du da ngay dégg sàcc feneen rek waaye sama géttu maam kenn du fa dugg di sàcc sama famille papa sama maam bi jur sama papa day jasit ba mu taxaw mu téye ko kon xam nga kon ñaari borom xam-xam ñoo daje man ñi ma ngem ay borom xam-xam lañ bala ma koy wàll yaan fenn dafa nekk ci sama famille ba pare alhamdulilah rabbil alamin dëgg la ñi nga xam ne nag dañoo bëgg a tukki ay kayit di leen jafe yu tey jii nit mën na bañ a dem mën na bëgg a dem sax siiwal demam maanaam nga bëgg a de tukki wër di ko wax ma ne damaa bëgg a dem cat fan dugg la mooy li ma la wax sànq rek dafa am solo maa ngi faj dangay xool fa góom bi di méttee nga teg fa bétail parce que nit ñi bala ngaa saafara nit mu tukki wala dara danga koy dindil catam nag mooy tëju cat bi mooy tëju mooy lépp cat lépp a ci ne su ma ne la cat rek jeexal la wax cat mooy lépp cat moo lay tëj cat mooy def boo bëggee de def dara nit ñi nag dañ ko xeeb doomu aadama yi dañu xeeb làmmiñ télé sax bala nga cee génn wala ay rajo yi wala kii fankal faxasal nga doog ci dugg. naka nga gisee yàqante bi nga xamante ne moom la sénégalais di def jamono ji lu ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr génn di wax ay wax yoo xamante ne sénégalais yëpp nee nañ li muy wax amul nan nga gisee yàqante bi. waaye yàqante bi man li ma koy conseillé daal mooy mu dal moom Adji Sarr parce que tey jii li ñaan
jàmm ci la lépp te bu fekkee tey jii même lu am ak lu amul yàlla rek a xam ak ndax ñun tamit mënuñu jël place yu yàlla ndax lu ñuy wax dañ ciy duggal bismillaahi rahmaani rahiim duñ ciy génn dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin man li ma koy conseillé mooy mu dal parce que bu fekkee dalul tamit lu ñëw du ci génn. ayca mu ngi noonu ki nga xam ne moom mooy Maman Ba moom lañ fekk si fii nga xamante ne moom mooy ci Gueule Tapée mu waxtaan ak ñun wax ak ñun ci li nga xam ne moom mooy jamono ji li ci xew wax ñu tamit ci mbiru liggéeyam donc Maman dañ lay bàyyi nga joxe sa dernier mot rek. waaw sama dernier mot daal maa ngi sant àddina bi yëpp di sant samay mbokk di sant samay waajur di sant ñëpp bàyyi ma kenn ku lim da ngay daal di juum di wax nag yal na fi jàmm sax yal na yàlla seddal réew mi yal na yàlla teggi feebar bi nga xam ne moom la ñu teg te moom moo ñu ko teg te moom rek moo ko mën a teggi tey jii ñun ñii di génne sarax ñun ñii di jàppale doomu aadama yi lépp ci yàlla lañ ko wékk moo ñuy may moo ñuy xañ bon nag bu ñuy ñaan ci côté lañ war a ñaanee ñu jot ci ñun ñëpp kon nag lépp lu waay bëgg te nga xam ne yaa ngi koy yaakaar te nga xam ne yaa ngi koy bëgg yàlla na yenn lu oyof lépp loo xam ne tamit nit a nga ca ne te muy tolof ñi feebar ak ñi nga xam ne dañu ne ci kaso yi ak ñi nga xam ne tey jii dañu tawat wala lu ñu bëgg mu ngi leen di jafe yàlla na leen ko yàlla defal yàlla yenn leen ca tolofee ñu ne ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñii tamit nga xam ne ñu ngi ci métier bi yéen ñii tamit yéen a ngi ci métier bi yàlla na leen yàlla oyofal yenn bi ñun tamit li ñu bëgg ci suñu métier suñu peetaaw yi nga xam ne lu ñu ci yàlla wan ak luñ ci wax nit yàlla teg ci loxo suñu borom gën ñu dooleel di joxe numéro téléphone bi tamit 77 262 24 30 mooy sama numéro téléphone mooy sama numéro WhatsApp mi ngi noonu. ayca chers internautes de Feeling Dakar gis nga li nga xamante ne nii moom moo fi xewoon tey fii ci Gueule Tapée ci kër Maman Ba alors ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon di leen jaajëfal di am mbégte ak contentement encore ci seen fidélité donc continuer leen di abonné ci chaîne bi di bës cloche de notification bi pour être notifié ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax bon week-end à vous tous. del déglu del xool Feeling Dakar